Alassane Diallo comme li ñuy wax rek olof di yàgg di wax naan tungu ne du teew ñuy nataal mbirum Binta Camara jëm si yàlla Binta Camara la ñuy waxtaane ubbee ko ndax tey ji yaakaar naa ne lañ ko doon jébbal borom bi ñu gis ni nag Tamba am nañu naqar am nañu tiis ba mbir mi nga xamante ni moo fa xew rawatina ci keneen koo xamante ni doomu Tamba la ñëpp xam ko fa est-ce que mën nga ñu dellu si waat ci mbir mi ni mu nga xamante ni évolution yi am ci dernières heures yi leen waaw merci Rama di la gërëm di la sant donc wax nga ko sànq donc Tambacounda tiis nakar métit moo fa am ndax lii nga xam ne def nañ ko Binta Camara lu tax ndax dafa di xale bi nga xam ne woon dañ ko yar papam di Malal Camara daf ko yar bàyyi ko ci këram xale bi jàng ba am diplôme am def formation am peut-être amagul liggéey papa ji jël bàyyi ko ci këram muy jàppale yaayam ndax yaayam commerçante la day dem di dikk yor place marché central donc xale bi di fa xëy suba wàcc timis ñëw luñ ko xamee Tambacounda mooy jaamu yàlla ba soir samedi bi ñu génn ndax ñépp ñu ko gis ñëw marché ba fekk nañ ko fa xale bi woor xale bi foo ko fekk mi ngi kaalaw yor kurusam yor benn téere alxuraanam jàpp julli dem këram ba mu demee këram gardien bi nag bon di Malick Diop ñu gën ko xam ci ako ndax dafa di garde corps kii nga xam ne moom mooy Malal Camara ndax xam nañ ne responsable politique yi heure bu ñu ñëwee Tamba dañuy ànd ak ay garde corps donc en même temps muy garder kii nga xam ne moom mooy këru Malal Camara donc soiru samedi bi ba moom xam ne dafa woor si la demee këram ba mu demee këram ndogu ji parce que boo seetee Tambacounda dafa di dëkk bi nga xam ne dëkk bu calme la dëkk bu paisible la peut-être Adama jot na fa dem xam na ci dara donc lu bëri doo ko xalaat parce que ñi ngi laam-laamee naka la Malal mun a jëlee xale bu am ñaar fukki at ak ñett bàyyi ko këram parce que ñaar fukki at ak ñett c'est vrai que ne xale la mun nañ ne mag la ndax ku jàng ba am diplôme am ñu bàyyi ko fa aussi tamit xalaatoo woon yenn yi dina am te aussi amoon na gardien bu fa nekk ba mu toogee ba xam ne 21h jot na donc si la ko Pape Aline Fall woo téléphone fekk na ñëw na nekk ci buntu kër gi woo ko téléphone heure yooyu Pape Aline Fall xamoon ne kii di Malick Diop di gardien bi ako weeru koor lañ nekk heure bi war na fekk mu nekk wetu këram ndogu xaar reer te nit yi xam nañ ne Tamba moom boo ko seetee bu ñu wooree presque ay 23h dem 0h sax la ñuy reer parce que day fekk sa biir fees na naan nga ndox ndogu nga ak yooyu ba mu ñëwee heure boobu xam na ne ako nekku fa si la ko woowee téléphone comme moom Pape Aline Fall militant wu Malal Camara la parce que foofu dafa di am ay responsable politique yi nga xam ne dañu yor seeni base ñu bëri fa moom Saara Gilal la dëkk Saara Gilal nag dafa di quartier bi nga xam ne boo ko seetee ci périphérique bi la nekk xaw na enclavé donc amul lumière amul dara côté buntu kër Malal boo ko seetee amul lumière amul dara dafay lëndëm nit di sax pour egg fa problème la man je vous dis mi ngi nekkee ci booru sax compagnie gendarmerie mais lu jëm ci tali boobu yëpp amul lumière buntu kër Malal tey boo fa taxawoon sax nit yi mun nañ la bañ a xam ne parce que éclairage public amu fa manqué na biir Tambacounda donc ba mu ñëwee nag Binta ubbil ko mu daal di dugg donc moom am na intention bu ko taxan jóg mooy sàkku Binta nag nuñ ko yaroo mu doon ndaw bañ ni nu mel ba mu demee ba xam ne Aline Fall nag fu mu toll nii sérieux na si la commencé yuuxu Aline Fall xaw a ragal ndax am na ñi nga xam ne peut-être mun na doon ay passant dégg yuuxu ji peut-être ñëw boobaa ñu weer ko bu mu demee nag ba xam ne fu mu toll nii c'est très sérieux xam ne mënatul bàyyi parce que ragal na ne même bu bàyyee te tentative bi am na bu demee Binta dina ko weer xalaat na ci peut-être buñ ko weeree mun nañ ko poursuivre pour tentative de viol mu ne nag xaaral mu dem jusqu'au bout commencé xeex ak moom Binta tamit bañ parce que xale bu ndaw la nu ko yaayam juree noonu lañ ko fekkee donc bañoon nañ ñu egg ci moom jota débat xeex ak moom Aline nag jot ko dóor ba mu ko dóoree nag si la daanoo mu yéeg bëgg a yéeg ci kawam si la ko xojee nag gàjji ko boo seetee ci côté cou bi yëpp am na ay gaañu dagg-dagg moom tamit ci ñu mu doon xeexee débattre nag jot na gaañ kii nga xam ne moom mooy Aline Fall Aline Fall ba mu xamee na nag def na lu muy def eggul ci kawam
xale bi faatu na mu daal di jël téléphone lu tax mu jël téléphone am parce que xam na ne moom moo ko mujjee woo bu bàyyee téléphone bi foofu rey na xale bi donc dinañ xool kan moo mujjee woo nu mu tudd Binta Camara si la daal di daw dem këram nëbbu téléphone bi xotti matlam bi jël téléphone bi dugal ci biir comme bu fekkee ne deful dara ñu ñëwee nag ñi di bëri moom mu jóge këram ñëw mel na ne dara amul ci biir kër gi ba mu defee loolu ba pare ba mu defee loolu ñëw fekk police ñëw nañ parce que gardien bi moom moo informé ba mu demee ba xaw a guddi moom nag pare na si la ñëwee ba mu ñëwee daal di escalader mur bi tëb dugg ci biir fekk Binta d'une position bi nga xam ne indescriptible mu daal di génn daw parce que ci ginnaaw ne la am na ay voisins dem informer leen ñu woo police ñu ñëw woo sapeur pompier def constat moom nag comme moom moo njëkk a fekkee mbir bi nag il fallait ko woon police teg ko loxo pour enquête te mooy gardien bi tamit mooy gardien bi Malick Diop alias Ako noonu fekk na Aline Fall mi ngi fa ñëw na bu fekk mel na ne dara amul ñuy bu Ako la si la ñu woo papa xale bi mu jóge Dakar ci guddi gi ñëw fekk na yaayu xale bi nekk fa woon moom ba mu ñëwee ba Aline Fall ñu le lande ñu jël corps bi presque corps bi ñu ngi ko yóbbu morgue bu centre hospitalier régional bu Tambacounda booru 1h50 ci sama moom sapeur yi jël yóbbu ko le lendemain Aline Fall dellu ñëwaat ci kër gi ñëw ci kër gi sax am na yenn gan yi sax moo lan doon dalal parce que kër gi xam na ko yàgg na fa militant wu Malal Camara la dem na sax ba papa Aline Fall présenté ko Malal Camara dénk ko d'accord parce que xam na ne moom lay liggéeyal pour mu góorgóorlu mu gën ko jàppale mais Malal mi ngi ko doon jàppale tamit ci lu bëri ndax ay xarit ay rakkam lañu ay njobootam la ñu uuf leen moo tax loolu moo gën a métti nit yi ba mu demee ba la lendemain bañ na ko ba guddi gi sax café Touba bi moom moo ko doon servir këru Malal Camara mu mel na ne dara amul écho bii nga xam ne téye nañ ko police moo ko yóbbul ndox moo ko yóbbul glacière ñëw di ko réconforter fekk na lépp moo def ñaawteef nag enquête bi nag gindi na ne Aline Fall la ndax ñëpp xam nañ ak géolocalisation beeg yooyu téléphone bi moo ko yoroon ñu dem këram nag bañ koy jàpp sax ci biir kër Malal Camara lañ ko jàppee foofu lañ ko jàppee dem këram nag si la ñu xool mat la yeeg yëpp génnee fa portable mais bañ ko yóbbee moom avoué na moom moo def crime bi wax na lan moo tax mu def ko bëggoon sàkk lu tax mu yóbbu téléphone bi bu ko fa bàyyi woon parce que moom mujjee woote donc dinañ mën a xam ne fii ku mujjee woote Aline Badara Fall nag di ndaw bi nga xam ne Tamba la dëkk Tamba la juddoo Tamba la yaro papam di ancien instituteur ñëpp xam ko foo ko gis kurus lay yor suba kurus lay yor ngoon kurus lay yor guddi te justement Alassane looloo jaaxal nit ñi parce que dañ ko décrire ko comme koo xamante ni ku calme la koo xamante ni wax dëgg yàlla amul benn problème loolu moo gën a jaaxal yi tamit waa Tamba parce que loolu lu am la parce que ci fu mu juddoo la fu mu yaroo la ndax ku xam papam ku xam yaayam musuñu leen xam ci yenn yi parce que man mën naa ne sax yaay ji fu mu dëkkoon dépôt presque benn koj moo dox diggante mag ak magam d'accord donc loolu lañ ko xamee parce que papa ji doo ko gis journée bi te gisoo ko kurus non mënul nekk même ba ci benn frère am aussi tamit l'islam la ñu xam donc moo tax mu bett nit yi mu métti nit yi parce que bu doon keneen moo ko def sax ñu mën a mais kii nga xam ne presque Malal amul teraanga bu mu ko defalul nekk ci kër gi ñu ne moom moo def nii moo tax métti na Cheikh Tidiane waaw xam nga kii nga xam ne mooy Alassane Diallo defal nañu kii bi voilà ba mu leer nañ dégg nga mais man li ñu doon wax rek moom moo xew mooy que insécurité bi ak dëkk bi nga xam ne maanaam dégg nga manque d'éclairage sànq mu ngi koy wax moom xoolal gis nga ni mu la décrire lee environnement bi foofu Alassane xamal ne fii Ndakaaru tam noonu la mel mais Tamba moo gën a pire noonu xaar rek non kay lu tax ma lay wax Tamba moo gën a pire Tamba moo gën a bon parce que Tamba boo ko seetee ville bi nga xam ne la juróomi réew ñoo ñu wër tey vélo ngay jël boo buggee dem Gambie dugg ci beneen frontière vélo ngay jël boo buggee dem Guinée Conakry wala nga jël sax moto Jakarta yi nga xam ne
ñoom ñoo fa nekk donc 5 pays Guinée-Bissau wër nañu Guinée-Conakry wër nañu Gambie wër nañu Mauritanie wër nañu Mali wër nañu donc foofu boole ci nga ñëw ñu ne la amul éclairage public te man li ma gën a jaaxal Tamba balaa lamp yi di tàkk ñu ne la Macky Sall mi ngi ñëw. Ah bon? mais non éclairage zéro éclairage boo déggee Tamba ñu ne la route nationale numéro 1 lamp yi tàkk na c'est parce que président mi ngi ñëw. foofu laa bëggoon ñëw xam nga foofu laa bëggoon ñëw dama bëgg a wax ne que dëkk bi nañu waxante dëgg avant kër yi dégg nga na maanaam dëkk bi leer balaa ñuy leeral rek mu am événement ñoom daal événement la ñu xam événement bu amee ñu defar tali yi bu événement amee ñu taal lamp yi moo am fu nekk et que loolu mu day interpeller directement maanaam sunu njiit yi sunu autorités yi ñoom lay interpeller parce que mënuloo par exemple je te donne un exemple wax naa ko fii ma ne leen policier bi wala gendarme bi am na zone yoo xam ne ñoom ñu faa dugg parce que xam nga dafa lëndëm. ñoom it sécurité bi bu dàqee nit ba dàq ba da xam ne que fii dafa lëndëm dootul demati. mais loolu moo gaaw loolu moo nekk ci fépp même dëgg la Tamba moo gën a gaaw mais da ngay dem ci yeneen gox yi tamit da ngay gis nu dëkk bi leen demee timis doo ñemee dox ci mbedd bi donc aujourd'hui man defe naa ne fu mu nekk nii xoolal tey rek am na keneen ku am na keneen ku ñu gis ku dee Bakel. waaw parce que problème bi moo tax am na keneen ku dee Bakel. moo tax ma wax la gis nga Bakel. xam nga Bakel département la bokk ci Tambacounda. Bakel boo duggee Falémé bi yaa ngi koy gis. da ngay taxaw nii di seen Mauritanie. donc xam nga ni ñuy def bu ñuy dem wuti fraudeurs yi sax gaal yi la ñuy jël dem Mauritanie jënd fa seeni portable parce que moo gën a yomb. donc saisonnier bii nga xam ne faat nañ ko Bakel xooloon nuñ ko faatee. moom laa lay wax. moom jóge na Mali. ñëw di liggéey. di defar ay genre caas yooyu basang yi. mais ñëw nekk diggante Manayel ak Tiabou diggante Manayel ak Tiabou fukki kilomètres moo dox seen diggante ñu bokk ci département Bakel d'abord foofu pour egg fa musiba la ndax yoon yi nawet bañ na ko ba doo dugg doo génn ndax yoon yu bon léegi waa ji ba mu ñëwee li liggéey si. dem am ñu mu dajal xam naa ne peut-être règlement de compte la ñu dóor ko jaase xar bopp bi toj kanam bi jël ko ci saret dem sànni ko ci taatu garab maanaam déplacer corps gi presque à 200 mètres ci taatu garab nag mais loolu lu ko waral insécurité bi la mais foofu tey ñaanuñu ko yàlla mais nit yi mënoon nañ jógee Mauritanie jaar ci dex bi parce que fleuve bi dafa longer presque boo ko seetee département bi yëpp commencé na Bakel Kidira lay commencé dugg Bakel dem ba Tiabou Manayel Yilingara presque département commune Moudéri donc ba tax na ne foofu tey fenn la poste ama biir Bakel la poste douane poste bi police foofu la nekk donc leneen lu ko weesu lépp amul poste donc tey ku mel na Assane am na lu mu bëgg a def pirogam lay defar à partir de la Mauritanie ñëw ba frontière ba nga awee ko beneen côté bi parce que di nga xam ne fii la poste bi nekk donc fële ngay awee dugg def li ngay def dem sa yoon. c'est ça. donc insécurité totalement fa am te ñi ngi ñëw ci Tamba wax la ñi ngi ñëw ci période bi nga xam ne mooy gën a métti ñaanuñu ko yàlla nawet bi courant yi muy taw yu fort ay 50 millimètres 60 millimètres de nuit ñuy couper courant yi. parce que ñi ngi ragal poto yeeg fii mais instant yooyu le malfaiteur yi di profité di dajji boutique yi ci la ñu dugg ci kër yi parce que ñëpp ñi ngi ci néeg courant coupé na mi ngi taw ak doole ñamewoo génn nawet nga xool Tamba lu fay am ci agression lu fay am ci cambriolage lu fay am ci attaque à main armée donc mi ngi day gën a métti parce que ku taalul lampe jamono bi nga xam ne tawul deful dara gouvernement de tonnerre de am du foofu ngay taalee lampe nañu waxante dëgg président de la république ñëwu fa donc toutes les grandes artères de la ville lampe yi dañ koy fay. doy na waar Adama vous avez fait Tamba peut-être et puis vous avez quelque chose à. waaw man xam nga j'ai doublement mal parce que li mu wax nii. wax naa ko ci benn plateau daaw bi le petit Fallou yéen a ngi fàttaliku. le petit Fallou. waaw. ki ñu rendi woon mu am 3 ans à Rufisque. ça fait 1 an fàtte nañ ko. j'avais dit que problème bi ñu am
on a beau chercher politiquement wala dara nu ñuy régler problème yi mais tant que Sénégal réglé wuñu la carte sécuritaire parce que soo seetloo dama leen wax nañu jël statistique man un journaliste tu travailles sur des faits les faits mooy soo jëlee tous les grands meurtres entre guillemets les plus atroces les plus horribles de ces dernières années sont passés dans des quartiers insulaires qui sont pas éclairés où il y a pas de sécurité où le commissariat ou la brigade de gendarmerie est à 10 000 lieues qui n'est pas couverte par la sécurité donc man question bi ma posé woon Aly Ngouille Ndiaye à l'époque ci chaîne de télévision boobu moo doon mais su ngeen bëggee régler problème yi il faut ngeen xam ne que sécurité bi doyul ci quartier yi muy war a doy les quartiers insulaires aussi c'est des Sénégalais soxla nañu am au même titre que waa Dakar Plateau waa Almadies quand même benn proximité ak sécurité mais proximité ak sécurité dafay ànd ak éclairage fu amul éclairage du am sécurité il faut pas qu'on se trompe boole ci feneen ma wax la exemple tey ñun Tamba aussi tamit problème bi nga xam ne mi ngi gën a métti mooy problème lotissement tey Malal fi mu dëkk fii nga xam ne moom la ñu faatee Binta presque Saare Gilel la mais Saare Gilel bi am na benn sous-quartier bu fa nekk ñu koy wax cité charbon ci Saare Gilel la bokk mais da nga fay dem ay pël rek nga fay fekk mais quartier bi nga xam ne kenn lotissé wu ko donc kër yi mais proximité bi bu ci am promiscuité bu ci am mais musiba la donc tey da ngay ñëw kii dëkk fii kii dëkk fii dëkk fii amul yoon bañ na ko ba ñoom dañ ko wax tey mënuñu am courant mënuñu am ndox mënuñu am yoon parce que boo lotissé wul mënoo am courant mënoo am ndox donc foofu musiba la ba dem na bañ koy wax c'est le lit des bandes armées parce que foofu la ñuy nëbbatu amul courant fu amul courant lu nekk xaj na fa amul ndox amul yoon bañ na ko ba dañuy wax sax incendie bu fa amoon sax sapeur pompier mënu fa dem ndax Kader day dëkk fii ma dëkk fii kii ñëw dëkk fii kii ñëw dëkk fii donc conseil municipal lu ñu wax dinañ ko lotisser 2014 ba seen mandat mi ngi jeex ko kenn mënatu ko lotisser mais Mariama quartier itam melaat noonu nga baal ma pour répondre ci question bi mais pour le problème quand même de mademoiselle Camara ñu koy jaale papam parce que papam ñun ñoo dëkk Ouest Foire c'est mon voisin à Ouest Foire Malal waaw Malal donc aussi dëj bi ñun dañ ko bokk ak moom parce que ñoo yeewandoo fii ak moom ci Ouest Foire dafa am beneen aspect bu ci ne rax mooy que le garçon qui l'a tué dañu war a examiner Sénégal yàgg naa ko wax mais su ma nee ni Gomis xam na li ma wax ñu ne Adama waxati na j'ai toujours dit il y a de grands malades dans nos familles suñu kër yi y a de grands malades dëgg la c'est vrai il y a 354 pathologies de déviance à caractère sexuel ñenn ñi dañuy xëy dugg ci tataay jigéen ñi li ñuy jànkonteel ñuy frotté wu seen kaw ba jot seen bopp parce qu'ils sont malades ils sont atteints d'une pathologie qui s'appelle le frottisme d'autres il y en a 354 maladies yoo xam ne góor ñi ñu ngi dox ak moom nekk ak ñoon ci kër yi nekk ak jigéen ñi ak xale yi suñ doon nettali lépp du baax mais malheureusement nous sommes une société qui se regarde pas dans le miroir c'est ça notre drame parce que ce garçon c'est un déviant sexuel il a eu une pathologie qui l'a traîné d'accord mais malheureusement environnement bi moo permettre li ñu wax xam nga li ñu wax ci cas de viol dañ naan il faut mu am le prédateur toujours day créer benn environnement favorable pour mu attaquer sa proie et l'État lui a donné l'environnement les parents aussi lui ont donné l'environnement c'est vrai suñu waxante dëgg aussi attention voilà la vérité beneen information sax bi nga xam ne génn na ci amoon na benn plainte sax bu nekkoon ci kawam voilà gis nga moom Alioune Badara Fall parce que période élection la woon ñëpp xam nañ nga problème bi aussi tamit Tamba dafa am ay responsable politique parce que boo ko seetee quartier bu ci nekk am na ku fa dëkk Malal Saara Gilal la dëkk mu amoon problème booy bi ci boppam ak benn responsable politique Mamadou Kassé ñëw ba xoj ko nar ko gaañ gis nga booy bi dem déposer plainte ba mu déposer plainte depuis lors dara Mamadou Kassé moom mooy directeur général bu CNHLM voilà mais xolol gaañ na booy bi gaañ na ko mais plainte bi mujjul fenn moo tax dem nañ ba ne ñi ko jot a xam
te nekk ci côté politique bi mais ñu ne est-ce que plainte bi moom bu fekkoon ne toppoon nañ booy bi waaw peut-être pour coup et blessure volontaire waaw man jamono bi est-ce que dina def li loolu la c'est vrai te dama laa di impunité aussi dañuy impunité am lu ñuy drainer dañuy parce que c'est le parti au pouvoir jeex na il faut dire la vérité parce c'est le que parti au pouvoir ñoom ñëpp APR la ñu bokk voilà nga gaañ responsable politique APR bon Voilà. je te dis que Ñu ne jéem bon ko APR la nëpp entre ñoom. benn ay militants APR la ñu C'est ngi ça, le ñëw vers Sénégal. des élections C'est comme ça non que le kenn du ko Sénégal tëj kenn du ko def mooy nii affaire maslaa yi rek mais affaire Ramatoulaye nga baal ma yow ak Gomis baal leen man nag aussi dem ci am beneen naxar mooy que Sénégal su ko ñu bañ a am maanaam citoyen de première classe ak citoyen de seconde classe il y a 15 jours il y a une fille aussi une sénégalaise peut-être que ay parents amuñu tur amuñu nomination comme kii ki nekk Tamba moo tax ça passe ba gouvernement bi di dépêché foofu une délégation suba Waaw. mais la fille qu'on a tuée à Thiès à Thiès. violé ko violé ko rey ko mais moom est-ce qu'elle n'est pas sénégalaise bien sûr est-ce qu'elle méritait pas aussi avec sa famille que ni ñuy waxee taxawaay bi dëkk bi riir nii lu tax riiruñu yaa 15 jours et puis à moom cause bosam dafa atroce parce que ay coups de couteau lañ ko jamati tamit exactement dañ ko violé jam ko ay paaka mais personne n'en parle on en a pas parlé Adama doo dégg li ngay wax dafa nekk dëgg ba nga xam ne dégg nga fii dafa mel ni dafa am ñoo xam ne dégg nga ñooñu kenn du leen laal ñooñu boo leen laalee mu siw am ñoo xam ne boo leen laalee du ñu siw dëgg la voilà ku ma am ndey ku ma amul ndey moo am fii ci dëkk bi mais am na ci yoo xam ne bii moo feeñ bii moo fës waaye am na ci yoo xam ne comme ni ko Adama waxee mais bare na ci dëkk bi et puis à chaque fois man lenn rek man moo xam nga man lu ma gëm mooy que loo gis ci àdduna leçon la da nga ciy jël leçon bii nga xam ne rey bi commencé na avant rey bi di commencé sama turandoo Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum moom moo ko di ko wax rey bi di commencé di am kenn jëlu ci ay mesures yoo xam ne kii la rappelez-vous seulement li xewoon fii Pikine député boobu chauffeur bi ñëw rendi ko depuis boobu coow li ne wul après mu jeex on ne prend pas des mesures l'État du Sénégal est responsable jusqu'au bout. waaw da nga bëgg intervenir. loo xam ni man pour man dafa dépasser sécurité quoi ki jël benn sécurité nit wala ku mu doon jox ko mu gérer buntu këram kooku percé ko abus de confiance day daal di ñëw parce que kooku confiance moo tax mu bokk ci famille bi bay jël numéro téléphone bay woote ba mun a accéder ci biir kër gi pour man am na yoo xam ni ñooñu dañoo feebar état dafa war nag indi ay mesures yu sévères yoo xam ni képp ku def benn affaire même bu fekkee da nga xëcc bouton wu jàmbur mu nekkul yoon ñu teg la ci yoon mais bu fekkee dafa am kumba am ndey kumba amul ndey damaa bokk ci nguur diw def na lii dañ koy atte kii baadool la amul loxoom jotul ginnaawam après ñu nëppal boobaa day am anarchie ci dëkk bi te boobaa ku nekk da ngay fajal sa bopp te bu ñu demee bay askan di fajal boppam de mun na jur leneen quoi Karim bu fekkee am loo ci mën a yokk c'est-à-dire rey yàgg na Sénégal xam nga rey yàgg na am mais dafa am loo xam ni ñun en fait problème yi du mos a jug Sénégal parce que dañu attewoo li nga xamante ni moom la ñuy wax moom la ñu woote woo par exemple tey plateau bi ba seet dañu fi toog ñëpp nous sommes des musulmans majorité sénégalaise bi elle est musulmane fekk attewoo ñu li yoon ci Yàlla Muhammad digle ñun jullit yi ci fitna la ñu nekk mais ku rey tay ko dañ la war a rey tey kuy rey ku xool nit rey nit ñu jël ko yóbbu ko ci kenn penc bi rey ko mais kenn dootul reyati j'ai été très clair ku rey tay ko dañ la war a rey c'est-à-dire lu mel nii ku mel nii ñëw fekk xale bu jigéen bu nekk jànq nga bëgg ko violer mu xeex ak yow ba dee dafa xeex ak moom ba dee parce que déggoo nee na ni nga ko fekkee ni mu juddoo ni nga ko mel noonu la mel ni nga ko fekk autopsie bi c'est-à-dire kon def na lu mu mën pour génn si ok ki def loolu après ñu jël ko yóbbu ko mandat de dépôt mu toog ay ventilo di ko ëpp ñu ko indil añ muy consommer suñu courant di consommer suñu ceeb c'est-à-dire c'est ça le problème donc da ngay gis ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'islam dafa àtte mu leer ku rey tey ko dañ la war a rey bis bu ñu reyee ku rey kenn dootu reyati mais loolu amoon na fi voilà ba gars yi ko Abdoulaye dafa sa bëggoon wax man je pense que sama xalaat sénégalais yi tant que séviruñ yi day continuer di am di yokk parce que day gën di yokk tey bu fekkoon ni dafa am ñu rey ci at bii ñëpp ñu rey ñu yóbbu leen stade amitié bii pendre leen devant tout le monde caméra yëpp dëpp ko mu nekk en direct pour nit reyaat dina métti trop parce que société bi la du question religion du question leneen société bi nii la mel nii nga leen di matraquer ku nekk nu mu mel noonu nga koy gérer je pense que il faut que ñuy rey ñiy reyaate parce que dafa yomb tey aujourd'hui l'état ñiy diriger état bi ñi nekk ci état bi ay nit lañ comme ñun xol lañ am comme ñun famille lañ am comme ñun
man dama leen di wax rek pour que conseil bi mooy ku nekk bu dara dalee keneen jëlal rek nga xool yow bu fekkoon ni yow ci yow la nekk naka ngay réagir je pense que après muy député yi muy ñeneen il faut que ñu génnee si ay loi quand même damay rejoindre Cheikh Tidiane Gomis par rapport ak lu amoon Pikine waaw femme bi rey nañ ko wax nañ ci pare nañ lu am Tamba aussi ça sera la même chose man lu ma ciy métti rek fii ak ñu naan la semaine prochaine fàtte nañ ko les gens continuent seen on ne prend pas des mesures du ñu jël benn mesure passer à autre chose pareil malheureusement looloo tax nag du fi gëj mi ngi noonu kon mooy actualité bi nga xamante ni moom la ñu ubbee tey muy rek évolution affaire u Binta Camara fële ci Tambacounda Alsane ni nga ko waxee moom Alioune Badara Fall fi mu nekk nii war na jàkkaarloo waat ak waay acte bi ci li nga xamante ni moom lañ koy njort tuumaal ko mi ngoog ñu jaajëfal la bu baax a baax c'est un plaisir tax te indiwaat nga leneen lu bees soo xamante ni xamee wuñ ko woon wala ëllëg ci journée yi war nañ ci ñëw donc voilà une primeur bu ñu accordé waat rek les téléspectateurs merci beaucoup encore Alassane et bien des choses à toute la population de Tambacounda. Merci beaucoup Ramatoulaye merci beaucoup.